n'y a pas de secret. Il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. salaamaaleykum mbokki waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp fu ci waay mënti nekk moo xam ci biir réew mi moo xam ci bitim réew di leen sant bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di suivre suñuy publication di leen di ñaan aussi yéen ñi nga xamante si ni yéen ñëpp yéen a ngi gis publication yi ngeen abonné aussi di partager vidéo yi bu ko defee ñëpp mën see jot tey jii nii li tax ñu ñëw toog fii mooy ponk bi nga xamante si ni waxoon nañ ko fan yi passé muy sunu problème bu mandat bi nga xamante si ni moo jaaxal tey Sénégal yépp fan yi passé rek ñu am ci beneen confirmation bu leer ni xeex bu ñu xeexoon depuis 2012 ba tey xeex boobu noonu jugeegul ci sunuy waaxi Sénégal xeex baa ngi toog di ñuy xaar fii ba 2024 mais balaa loolu di féliciter aussi bu baax président Côte d'Ivoire Alassane Ouattara mi nga xamante si ni jël na décision ferme ne bu ko kenn xaar ci 3e mandat di wax ni Afrique tey jii nii foofu la toll demoon nañ ci ay jamono ci ginnaaw suñuy njiit mënoon nañoo def lépp lu leen neex parce que jamono jooju noonu foofu la jamono tolloon population bi nekkul woon ñi nga xamante si ni dañoo informé wu mais suñu gouvernement yi nga xamante si ni ñoom ñoo nekk ci jamono jii di ñu jiite foofu ñu comprendre ne seen population yi dañoo évoluer chaque jour dañuy am contact ak lépp luy xew ci àdduna wërngal këpp léegi ñoom foofu ñu comprendre loolu xam ne askan wi nekkatuñu ñuy toog kese di xaar wala toog naan gouvernement yi lépp lu ñu décider noonu la les temps sont révolus ba tax na je vais adresser des félicitations solennelles au président de la Côte d'Ivoire monsieur Alassane Ouattara. Conseil constitutionnel donte ñu ngi koy xaar ci ay décisions wante majeure partie askan yëpp dañuy décider dañuy dute ci moom ba tax na ñun askan bi ñun ñoo war a farlu takku doon suñu conseil constitutionnel bopp boo xamante si ni ñun askan wi ñooy décider lépp parce que personne n'est plus souverain que le peuple mbokk yi di am benn pensée bi nga xamante si ni bu sori ci yéen ñi nga xamante si ni yéen a ngi Sénégal di leen wax ni jàngoro bii nga xamante si ni dugg na fa muy coronavirus doon na feebar bi nga xamante si ni jaaxal na réew yu bari fi mu ne nii ci àdduna bi ñun ñii nekk ba bitim réew nekk fii ci Russie nga xam ne nii on est frontalier avec la Chine ñun ba tey feebar bi dañ koy dégg rek yàlla ñu ciy suturaal ba duggagul ci ñun li tax nag mu wax loolu mooy dañoo am ay dirigeants yi nga xamante si ni fii ci dëkk bi dañ leen di xool di leen di naw di doon ñaan yàlla may ñu mel ni ñii parce que gouverner benn dëkk nekkul kese toog di xaar lu dikk nga réactionné non gouverner da ngay anticiper ay problèmes yu bari parce que coronavirus bi fi mu jóge ni mu soree ni mu raamee ba ñëw dugg Afrique de l'Ouest particulièrement Sénégal loolu noonu ay questions yu garaaw a garaaw yu baree ci nekk c'est pas normal feebar bu jóge ba Chine ñu wax ko nii ñëpp ci àdduna bi ba ñëpp jot ko dëkk yëpp war cee jël seeni mesures Sénégal di sàggan ba feebar bi di dugg foofu te mënuñoo xam tey jii nii yan conséquences lañ ci mën a jëlee donte sûrement conséquences yi dina am parce que coronavirus tey jii nii nekkatul benn feebar bi nga xamante si nii c'est seulement physique maanaam lu lay toucher yow nit ki mais dina dem ba toucher suñuy économie conséquences yi nar a am bari na bu baax a baax parce que bu leen fàtte ne ñun Sénégal dañoo am ay contrat ak Chine te Chine bi nga xamante si nii moom mooy approvisionner monde entier bi ci ay produits tey jii nii dafa dakkal lépp wala boog majeure partie bi yépp arrêté na ko te loolu noonu après feebar bi ngeen di gis conséquences yooyu di wax ni sénégalais ngeen muñ te bu kenn def panique parce que donte feebar la wante am na ay matukaay yoo xamante si nii képp ku ko jël feebar bi du la gaañ mukk bokk na nag ci matukaay yi feebar bi nañuy xool suñuy dëkkandoo képp ku nga xamante si nii gis nga benn changement ci sa yaram maanaam yaa ngi commencé am ay grippe sa put di wow sa bopp di metti ngay tisooli wala di sëqat demal lu mu gën a gaaw hôpital wala nga woote gars yi ñëw jël si la
bu ko defee ñu bañ a bàyyi feebar bi di law. yéen ñi nga xamante ni feebar bi dana leen faw ngeen di jëm di raxasu à chaque fois jarul ay dundi pharmacie di wuti ay produits yu mu mënti doon donte c'est recommandé mais même boo amul sax moyens yi nga xamante ni mën na la permettre ngay dem pharmacie foo toll na nga na nga làngoo set maanaam say loxo na nga koy raxas foo mënti toll heure boo génnee ci mbedd mi ba dugg si produit boo mënti téye ci mbedd mi boo dikkee raxasu tàmmante nañu nuyoo mais même nuyoo yi sax buñ ko mënee dakkal wala wàññi ko ci public boo xamante ni xamoo ko mooy li gën xaalis bi nga xamante ni da ngeen koy joxante ngeen wàññi ko wala boo ko ci mënti jël tamit boo dikkee raxasul ba set wicc di aussi di moytu di jël suñuy loxo di fomp suñuy bakkan ak suñuy loxo maanaam habitude boobu tam dañ ko war a bàyyi ku ciy sëqat wala nga ciy tisóoli bul utiliser mukk say loxo mais na nga def nii ba nga xamante ni say loxo doo ko utiliser mukk te képp ku ci def tamit ba dugg sa kër balaa ngaa laal lu mu mënti doon na nga raxasu ba set wicc feebar bi faw ñuy xool aussi sunu mag yi ñu dëkkal parce que ñoom la gën a sonal ñi ci gaañu ñu baree bari boo leen seetloo ay mag lañ jeunes yi tamit mu ngi leen di rey parce que boo demee Chine da ngay gis ko am ay 29 ans ay 48 ans ñoom ñëpp ñu ngi ciy dee mais mag ñi la gën a sonal nekkul nag feebar boo xamante ni soxor boo xamante ni day rey rek heure bu la attaqué da lay rey ba tax na bu leen fatigué mukk da ngeen jàppalante te làngoo set loolu noonu dina leen musal ci feebar bi ba yàlla dina ci def ay saafara yu baax a baax a baax di wax suñu président suñu gouvernement yi ne leen tey jii nii feebar bi dugg si la mais mesures yi nga xamante ni war ngeen ko jël ñun mënuñu nekk seen place ba xam ndax war ngeen a mën a tëj ay frontières am déet parce que yéen a ñu gën a xam waaw yéen a ñu gën a am ay information te yéen a ñu gën a xam lan la réew mi soxla un pays pauvre bu mel ni Sénégal mënuñu tëj frontières yi ci nit ñi nga xamante ni dañuy jóge Europe di dugg si parce que investissement yi tax mais na ngeen def le tout ba renforcer fonk ñi nga xamante ni dañuy nekk aéroport bu ko defee képp ku nekk balaa ngaa dugg ci réew mi ñu xool la saytu la bu ko defee booy génn aéroport ñu xam ne kii nii amul lenn lu nekk ci yaramam ñu soog la bàyyi faw ñu renforcer fi nga xam duggukaay yi nga xamante ni moom mooy permettre nit ñi accéder biir Sénégal loolu lañu amoon duñ leen ciy wax aussi di leen wax ni foo réserver ngeen benn budget pour ñi nga xamante ni maladie la maa ngi dégg 1400 milliards d'accord mais faw ngeen réserver après coronavirus comme ni ma leen ko waxoon sànq problème mu économique aussi ça va poser Sénégal ñu ngi doon coow problème mu yokkute courant yi mais bu leen fàtte mukk ni crise yi nga xamante ni moo nekkoon 2008 jugewul woon ci ay problème mu pétrole mais ci ay problème mu appartement la woon subprime yi nga xamante ni biir Amérique la woon kon feebar bii nii bu paree ak Chine dayo bu mu am ci àdduna tey jii nii mu dakkal lépp dina poser ay problème économique bu baax a baax a baax ba tax na yéen gouvernement Sénégal yi na ngeen dellu jàppale seen askan ngeen xam ne président yi ñu naw yépp ci àdduna bi wala nit ñi ñu naw ñépp ci àdduna bi ci jamono yi ñu toll dañoo fonk seen réew dama leen di jox rek ñetti exemple yi nga xamante ni doo leen ma weddi bu jëlee Donald Trump moom American first la wax dëkkam la wax balaa dara xam tey jii nii képp ku koy naw da nga ko naw ci ni mu yoree États-Unis tey boo leen jëlee ku ci mel ni Vladimir Poutine moom duñ ko nawee mooy ni mu yoree dëkk avant Poutine Russie nekkatul woon dëkk mais dafa ñëw andi stabilité bu doy ba tax na tey ci àdduna référence la comme président nga jël président Erdogan moom fonk bi mu fonk dëkkam lépp lu taxaw balaa waaw lépp lu taxaw dëkkam lay di ko xool intérêt ni balaa xool leneen ñu jël suñu nawle waa France tey jii nii France ak lépp luñ ko mënti waxal fépp fu mu mënti nekk di fay somme pagaay intérêt moo tax intérêt dëkkam kon mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy gouverner dëgg la problème mu troisième mandat coow li bari na ci mais tey jii nii suñu problème mooy nan la ñuy def ba jàppale suñuy ndaw yu réew nga xamante ni képp kuy sénégalais ak foo mënti nekk da ngay fier buñ tuddee say autorité loolu nag ñu koy maye mooy lépp loolu di jël ngeen fonk ngeen xalaat seen askan d'abord parce que ñun ak yéen la avant ngeen a doon nii ñun ak yéen ñoo doon nekk tey jii li ngeen doon nii boo leen ci jugee ñun ngeen di nekk laata kon foo ngeen fonk seen askan looloo doonoon tey suñu waxtaan di leen sant bu baax a baax di leen gërëm
di leen di ñaan aussi ngeen di abonné bu ko defee ngeen di aussi partager vidéo yi bu ko defee ñëpp mën see jot jërë ngeen jëf.